Quality standards in terms of trades are increasingly required on the European markets. Marketing of products has some quality requirements. From the fishing zone to the processing and marketing of fish on stalls, through packaging in plants, all the steps are checked and validated by hygiene, quality and traceability sanction, which make it possible to market the product with its ID card. These requirements exist in the European markets and are now being expanded to all the countries. This applies to the fishery products for which the European Community provides marketing licenses with some specific requirements in the Schengen area. Hygiene and sanitary conditions in the quays are some examples of requirements which should be met before signing licenses. In West Africa, and particularly in Senegal, which is faced with a shortage of fishery resources, the process of certifying the quality of noble fish proves to be a godsend for a good marketing of fishery products in a sector hard hit by a crisis. This process is commonly known as eco-labeling. The foundation on the small coast of eco-labeling was laid as part of a project jointly implemented by WWF WAMER and ENDA REPAO. A training session has been organized for the eco-labeling of the octopus that is much in demand on the international market. The training was intended for all the stakeholders, including fishermen, wholesale traders, and women doing fish processing. Salubrité bi ak hygiène bi manqué woon na quoi ni ñu doon liggéeyee dese woon naa sell ku nekk da doon liggéeyee nu mu la neexee xëy na kees yi soo xoolee kees yi ñuy liggéeyee setul jën wi dañ koy teg ci suuf loolu yëpp nekkoon na lu ñu doon liggéeyee. njëkk nu ñu daan liggéeyee bon liggéey bu mucc ayib la woon bon dañ daan liggéey fu ne. ñi dañ daan nekk fii ñi nekk fële bon fi ñu doon liggéey amuloon benn setuloon selluloon amuloon benn hygiène amul benn salubrité bi nga xam ne dina permettre ñu liggéey produit bi avant loolu ñun dañ doon liggéey nii da nga doon liggéey di gis ay sax. xam nga géej gi fi mu ne nii bu jën yi ñëwee dañuy dem tànk ci ndoxu géej gi raxas jën yi ba mu set ñu daal di jëndi galaas ñëw daal di galaase waaw taamu nañ ci itam ci la ñuy fóot suñu saaku yi ñuy muur ci jën yi. frigo yi xottu frigo yi ñuy glacé bu tilimee ci ndoxu géej bi la ñuy tànk di ko raxas moo tax ñu taamu gën a jege géej gi. waaw bu njëkkoon boobu amaguñu information daal gi daan teer ñu jël jën yi jënd ko jël ay sagari saako waas jën bi ba pare taxañ ko si nëpp ko noonu bu ñu bët setee ñu jël suñuy paan ca kër ga ñëw raxas ko weer. ak formation bii ñu jot. ak ENDA REPAO ak WS ci hygiène et qualité ak salubrité wóor nañu lu bëri bu nga xam ne pêcheurs yi dinañ mën a génni ak glace seen jën nekk ci frais ñu ñëw indi ko ñu mën koo débarquer ci ay kees yu set indi ko ci quai de pêche bi ñu mën koo peser dugal mareyeurs yi dugalaat ko ci biir glace bu nga xam ne produit bi usine bi su ko ñëwee jël rek dina gis ne produit bi changé na am na hygiène et qualité am na produit frais bu fi nekk. njëriñ bi mooy lépp loo xam ne jën la wala sipax qualité am gis nañ nu mu tati gis nañ njëriñ bi parce que qualité bi amélioré wu na mu ngi signalé wu d'abord ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd sipax ba ndax traitement bi gën na rafet ci li ñu jàngat. The benefits of the training are real. The communities are very favorable to the process of eco-labeling and have received crates for the preservation of octopuses. Yet, these communities say their dynamism and enthusiasm have been dampened by external constraints and they feel forsaken. ndax yokkute biñ ci gis xëy na moyen yi manqué na mais gis nañ ci yokkute ndax xamal nañ ñu lu ñu xamul woon te ñu ngi koy utiliser ñu ngi liggéey noo xam ne daaw ñu ko liggéeyee kon ça veut dire suñu côté liggéey yokkute am na ci waa taxul nag ñu am ay moyens ba mën a ba fekkal hygiène ak qualité mu mën koo leeral ba mu leer
mais ci biir formation bi jëlee nañ ci yokkute parce que xam nañ ci lu ñu xam woon te ci suñu liggéey aussi am na ci changement suñu biir liggéey am na ci changement bu rëy boo xam ne jëlee nañ ko ci formation bi ndax ñun ñu defoon formation bi ñëwee fii tamit dañu suñu naatangoo yi fi nekk yëpp jigéen ñi ñu xamal leen li ñu jëlee ci formation bi ñu teg fi tamit la nga xam ne moom lañ jëlee ci formation bi di ko liggéey. Eco-labeling is the culmination of a long process that starts higher up and involves a succession of important and essential steps for the certification of fishery products. glace bi ak jën bi boo ko gisee loolu pour protéger jën bi la pour mën ko sàmm ndax fii Sénégal doonul ci marché local bi rek la ñuy jaay jën ndax am na ay étrangers yu jóge fee di ñëw di jënd si jën bi te itam jën boo demee ba di ko jaay mu doon produit boo xam ne lu ñuy utiliser la maanaam di ko lekk da nga ko war a sellal def ko ci anam boo xam ne bu ëllëgee du am benn micro ku ko jënd di nga ko mën a utiliser donc na nga ko bëggee te doo ci am benn problème loolu moo waral ñu di ko jël di ko glacé mu jëmee war a doon poisson frais. léegi jën yi bu ñëwee da nga koy waas ba mu set raxas ko ba mu set ñu jox la ay baaj nga sali ko si mu fanaan si ba bët set bu bët setee nga yëkkanti ko ñëw andi ko si tooj ji weer ko si te bu njëkkoon ci sàkketi lañ ko doon weer kon nag formation bi moom amal nañu njëriñ bu baax amal nañu qualité defar na jën bi dañ koy liggéey léegi liggéey bu rafet te bu njëkkoon boo weeroon sa jën day fees dell ak sax léegi nag bu ñu weeree suñu jën ni nga koy xoromee si baaj bi muy naan xorom du siit du def dara balaa bët a set jën bi day saf xorom mën nga koo weer ñetti fan doo ci gis sax waaye boo ko taxañee si saako du jàpp xorom te loolu yëpp moom lañ daan def bu njëkk te léegi defatuñ ko moo tax léegi liggéey bi moom wax dëgg yàlla qualité bu baax moom la ñuy liggéey fi mu nekk léegi nag bi nga xamante ne nag dugg nañ ci formation yi ñu xamal ñu ne yéet bu ñuy suul ci suuf amul qualité léegi yéet bi suulatuñ ko ci suuf bu ñu yebbee dañ koy def ci bassin yi fii lañ ko def si base bi wala ba di ko toj ko raxas ko def ko ci bassin bi bu ñu raxasee ba mu toj ci bassin bi dal di dem weeri waaw noonu lañ koy def léegi. In Foundiougne, the situation is worse and the infrastructure is glaringly non-existent. Everybody is unanimous on this. There must be facilities in the locality. There is no quay and slaughterhouses are contiguous to the landing site. We are far from the quality standards required for eco-labeling. boo ko seet gàllankoor yi mooy boo ko seetloo d'abord au centre de mariage déjà centre de mariage bi ñoom am nañu problème évacuation eaux usées yi te itam am na jumtukaay yu bari yoo xam ne ñoom amuñ ko te loolu ay gàllankoor la indi boo ñëwee ci transformation yi maanaam jigéen yi jaay jën seetlu ngeen ne ay frigo yu yàqu ci la ñuy conserver te amuñu espace boo xam ne espace bu doy boo xam ne mun nañu par exemple am matériel adéquat boo xam ne mun na tax ba qualité bi gën a baax donc centre de mariage bu baax na ci dëkk bi trop. difficulté yi daanaka moom bëri na parce que benn fii xat na xat bi nga xam ne bon buñ ko bu yaatu woon moo ñu doon gënal bon boobu mooy premier point bi ci affaire difficulté deuxième point bi mooy problème commercialisation parce que produit bi dinay am produit mais fu ñu koy jaayee mooy problème toujours on est confronté à des problèmes puis problème yi mel noonu la ñuy confronté wu quoi daanaka jaay bi. affaire yi ñuy war a liggéey jumtukaay yi tooj ji day am manka waaw bërëb bu bag yi ñuy war a defe suñu jën dañ ci am manka ndax wàllum cet mi li ngeen ñu ci waxoon waru leen a liggéey ci suuf muus yi waruñu leen di jege fi ñuy defe jën yi xaj yi waruñu koo jege loolu yëpp noonu def nañ ko ci li ngeen ñu ko waxee woon waaye tooj ji moom am na manka li ñuy liggéey tamit am nañ ci manka bu produit yi feeñee fi ba gaal yëpp ñibbisi fii ñu nekk nii sax dañuy am problème weer di nga gis ku téye produit am 2 jours du am fu mu ko weer. site bi xëy na dañ fee soog di taxu si parce que amoon na temps jigéen yi ci tefes ba dal yoon liggéeyee mais érosion côtière bi tax na ba gaal yi ak jigéen yi yëpp doon jaxasoo léegi ñu ne nañ trouver un site de transformation li ñii daaw lañ fi ñëw bu ñu ñëwee nag site bi ce n'était pas bien aménagé. moo tax nawet bi bu mu ñëwee am nañ fii ay difficultés ndox mi ñëw na dugg ci seen tooj yi ñenn ñi seen jën yi raw. Nous sommes dans une région où il n'y a pas de quai centralisateur pour débarquer le poisson en particulier. La zone de pêche est très vaste, très disséminée
amuñu ay camion frigorifique dañuy maanaam ci taxi brousse yi rek la ñuy jël defar ay kees def ci tuuti glace bi nga xam ne moom la ñu jot a am daw yóbbu ko usine pour mën a sauver produit bi. Et se pose le problème de la logistique, du transport, du stockage de la glace et par voie de conséquence du stockage du poisson. Mais enfin, concernant la glace, il y a un très grand déséquilibre. Les pêcheurs ont besoin de glace, veulent en définitive avoir les moyens pour conserver leurs produits, mais il n'y a rien. ci gàllankoor yi ma ci gis daal mooy comme ni nga ko waxee léegi traçabilité boobu bon maanaam dañ ko defoon en formation ci gestion produit poulpe donc mool mu la jaay nga defal ko étiquette bu wone ne mool sangam moo la jaay nangam comme loolu bu fekkente ne produit boobu dafa am yàqu-yàqu soo ko toppee di nga mën a xam ban mool moo la ko jaay di nga mën a xam usine ba dina xam ne mareyeur sangam moo ma ko jaay mareyeur boobu dina xam ne mool sangam moo ma ko jaay mais loolu ci produit poulpe lañ ko xalaata gumoon mais nag yeneen produits yi dañuy jënd daal en vrac dañuy jënd daal maanaam di dajale quoi donc côté traçabilité boobu maanaam ñun defaguñ ko à 100%. jën bi léeg-léeg ñun duñ ko jot ni mu war a normale parce que ñun après dañ koy jënd ci mool yi léegi fekk jën bi nekkatul état léegi buñ ci defee xaalis dañ koy glacé liggéey ko mais dootul mën a dem après usine bu ko jëlee da koy retourné waat des. am na jigéen ñoo xamante ne yi ñu ngi weer léegi ci clé de séchage traditionnel yi parce que li ko waral mooy maanaam clé de séchage yi ñoom ñoo doyul donc comme ñu ngi nekk ay 240 femmes xëjuñu fii donc loolu moo tax ba ñoom seen tooj yi doyuñu te aussi seen tooj yi aussi tamit bëggoon nañ ñu defal leen ko mu gën a sophistiqué nii ci écolabellisation ñun jàng nañu ne maanaam bant bi yow mënuloo ko tàggaleeg microbe à 100% kon bu ñu sañoon tooj yi yëpp ñu soppaleel ñu ko ay tooj yoo xam ne tooj yi plastique lañu nga xam ne dañ koy man di raxas toujours ak omo nga ak ay détergent yoo xamante ne dafay mën a rey microbe yi. première jafe-jafe bi mooy xaalis. waaw li ñu am ku ñu yokkaloon ñu jël. ñaareelu jafe-jafe bi mooy li ñuy am fu marché buñ ko jaayee. marché buñ ko jaayee amuñu marché buñ ko jaayee ndax gis nga ni ñu la expliqué léegi. ñetteelu jafe-jafe bi baaj yi gis nga ni ñu ko liggéeyale dañ fexe ñu dimbale ñu bu ñu mënee am ku ñu dimbale ci ay baaj yooyu am kubéer yi bac de fermentation yi kenn jigéen bu nekk mën a am benn ku ñu si dimbale ñu jël ñeenteelu jafe-jafe bi baas yi ñuy lal baas yi ñuy lal ak paaka yi ñuy liggéeyee matériel bi quoi waaw matériel bi daal ku ñu ci jàppale ñu jël waaw des journées de sensibilisation loolu moo ca njëkk ñu woo nit ñi wax ak ñoom wax ak toog ak acteurs yi ne leen lii mooy njëriñu salubrité lii mooy njëriñu hygiène ku nekk mun fam munti nekk mu mun a jëfandikoo loolu pour que ñu am qualité bu baax également des émissions à la radio émission di koy def à la radio ou si possible di koy def à la télé ak gàllankoor yi nga xam ne moom la moo li di gàllankoor mooy problème yi fi am mooy matériel bu jaarul yoon bi nit ñi di utiliser nit ñi ñëpp gis ne lii moom la waa Foundiougne am mais méngoowul ak matériel bi nga xam ne moom la ñu mën a conserver mais yooyu su amee rek defe naa ne information bi dina jàll te nit ñi dinañ xam lan mooy njëriñu hygiène ak salubrité. moo li mënuñoo di dem directement di jënd glace à l'usine parce que lañu xalaatoon mooy par exemple bu amoon moyen yoo xam ne mool bi mun na jël glace am def ko ci keesam di mbaal di def ci pax bi ci kees bi di koy conserver en même temps bu mu koy mbaal loolu moo gënoon mooy anam yi gënoon rafet mais moyen yooyu dafa amul. Je me suis rendu compte que, en définitive, le bois était prohibé, interdit en ce qui concerne en étant en contact de la glace. Ça, c'est le premier point. Un point concret et autres. Donc maintenant, il y a d'ailleurs un exemple. Ça, c'est une plaque polycarbonate qui vient de France. Je vais tester ça pour remplacer, entre autres, au niveau bois dans la caisse de stockage de glace,
remplacer les planches qui maintiennent la glace dans la chambre par des plaques de polycarbonate de ce type-là, que j'ai pas réussi à trouver au Sénégal, que je ramène de France, et donc ça va être installé. Voilà le premier point, un point précis. C'est vrai qu'ici, pour avoir des produits comme ça, c'est très difficile. On peut en trouver peut-être à Dakar, moi je n'ai pas trouvé, et ça coûte très très cher. Dans tous les camions que je vois qui viennent par exemple chercher les crevettes, bon, pour fermer les portes à l'arrière, ce sont des planches qui sont utilisées. Donc il faut communiquer, il faut arriver à faire connaître tout et trouver, par contre, aider, que ce soit les pêcheurs et les marailleurs, comme vous m'avez aidé en me passant l'information, aider également à trouver certains matériaux qui sont adaptés aux produits alimentaires et à la glace. bu ñu sañoon formation yi dafay amaat ba nga xam ne ñi nga xam ne jotuñu woon a fekk formation bi dañ leen di informer rek ñu mën leen a jël ñoom it formé waat leen ba ñu xam li taxoon ñu jóg ci wàllu hygiène ak qualité te ci wàllu hygiène ak qualité tamit biñ ko commencé liñ ci gis kas néew suñu njariñ la parce que yokkute lañ ci jëlee mais jëlewuñ ci wàññi parce que li ngay jaay set na sell na ça veut dire que ne da ngay am bon prix fii Nianing suñu sañoon Nianing surtout Nianing dafay doon surtout royukaay boo xamee ne bi ci hygiène ak qualité parce que hygiène ak qualité li ngeen ñu fi jàngal bu ñu sañoon képp ku ñëw da nga ko fiy fekk ba mu doy mais manque de moyen bi ma la expliqué mooy li nga xam ne moo ñu téye. bu ñu sañoon tey la am lompul mooy am Nianing parce que la jigéen ñi lompul di liggéey moom la jigéen ñi Nianing di liggéey ba nga xam ne dinañu am entretien boo xam ne dañ ko téye comme ni waa lompul téye seen site loolu la ñuy souhaité tamit di ñaan tamit képp koo xamee ne kii mën nga ñu cee jàppale nga ñëw jàppale ñu ci suñu site bi ba mu egg foofu parce que ñun liggéey bi moom la ñu am moom la ñu xam te ci la suñu teraanga nekk kon amuñu beneen liggéey bu passé boobu. qualité yi léegi pour nga am ko il faut nga am hygiène bu baax ci jën bi ngay jàpp ak place bi nga nekk ak lépp loo xam ne mooy ci jógee ci géej gi bu fekkee ne hygiène bi amul baaxul rek sa njaay ma du neex parce que loolu mooy yokk koom-koomi mool bi mooy yokk koom-koomi transformatrice bi mooy yokk koom-koomi même watkati gaal yi ak porteurs yi. As of January 2010, the European Union will strengthen quality, hygiene and sanitary conditions requirements for fishery products.